Play Store, Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver et heureux de vous retrouver. C'est encore une fois de plus, c'est parti, ñu ngi Blabla Buzz team bi dajewaat Vito Gaye pour vous servir ñu dajewaat fi samedi bu jot ñu waxtaanee kaay yi fi xew waxtaanee actualité waxtaanee buzz surtout mais defee ko à notre façon defee ko aussi ni nga xamante ne dina leen bégal defee ko ni nga xam ne bu ngeen ko seetaanee ba pare wala ngeen seetaan émission bi ba noppi di ngeen ci am lu leen leer ci bépp actualité dañuy commencer juste ak minute corona li fi xew feebar bi lëmbe fii gis nañ ne vaccin yi ñëw nañ 200 000 doses yi nga xamante ne ñëw nañ ci dëkk bi président dem recevoir vaccin yi xamuñu nag ndax nit ñi dinañ vacciné wu dinañ nangu vacciné wu wala duñ ko nangu loolu c'est juste ñuy ñaan ñu yokk communication bi ci loolu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo warloo loolu wala ñoom ñooy liggéey ci loolu juste pour yaakaar naa ne feebar bi ñëpp bëgg mu jóge fii ñëpp bëgg ci corona bi dem yoonam kon ñu ngi jaajëfal président mi dem accueillir loolu te nee na d'ici quelques semaines dinañu dem ba accueillir des millions de doses pour sénégalais yëpp vacciné wu te ñu ngi ñaan yàlla mu def ci vaccin yi tawféex ba feebar bi gaaw jóge fi du ma wéet ci plateau bi maa ngi fi ak Badiane maa ngi fi ak Abdou Khader Mbuub waa rédaction bi tey ñoo fi yebal benn journaliste pour mu waxtaanee actualité ndax yaakaar naa ne dina leen neex te di ngeen ci am jàngat yi nga xamante ne dina baax ci yéen ñu ngi nuyu Badiane noo def. waaw Vito namoon naa la docteur Dieng ji. waaw salaamaaleykum. Badiane yaa engagé Dieng ji. jërëjëf xale bi ayca nuyoo. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu suñu mbokk internet Sénégal 7 yi di nuyu àdduna bi yëpp ak fépp fu waay toog rek di ñu seetaan di nuyu monsieur Mboub mu bokkal suñu plateau tey Vito di la nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay tey dañoo kontaan on est ravi de recevoir un journaliste. yaakaar naa ne réew mi xàmmee nañu ko. te semaine bi def na buzz gis nañ ko ci. manifestation étudiants ya dem na fa ba def fa ay yëfam waaye lépp pour wane ne bëgg liggéey la rek te gis nañu Sénégal 7 fi ñu teg liggéey ak fi njàmbarte gi éléments yi di wane à chaque fois lu événement rëy ñoom ñu ngi ci biir di dem ba jeex te loolu dañ koy rafetlu Abdou Khader Mboub ñu ngi lay nuyu te di rafetlu sa teewaay ci Blabla Buzz. waaw maa ngi leen di fay. di nuyu tout d'abord suñu mbokki internet yi nga xam ne ñoo ñuy suivre tout le temps. te tàyyiwuñu bàyyiwuñu. di nuyu itam bàjjan bàjjanu xale yi bàjjan jaxate. ñu ngi lay nuyu di am mbégte vraiment di teewaat ci plateau bi vraiment. kon Abdou Khader ñu ngi lay jaajëfal yow it te di la sant bu baax a baax tey journaliste ngeen fi am nag. amu leen fi animateur journaliste ngeen fi am. macha allah on souhaite aussi un bon temps de carême à toute la communauté chrétienne. ndax bi ñu duggee ñoom tamit seen weeru koor yàggul dara defagul sax une semaine. ñu ngi leen di ñaanal ñu dugg ci ak jàmm te génn ci aussi ak jàmm te ren moom nañu séddale ngalax yi nag. daaw séddale ngalax amutoon ndax corona day am namoon na daaw moom ngalax yi dama cee kaasa. xam naa mbayeen ñi moom ñu ngi koy xaar mbayeen ñi moom xam naa ñu ngi koy xaar. nañu séddale ngalax yi ren moom yaakaar naa ne comme vaccin yi ñëw nañ balaa 40 jours yi di jeex. bu dee personnel médical bi vacciné wu nañ. personnes vulnérables yi ak ñi nga xam ne dañoo am pathologie ak ay comorbidité bu dee ñooñu vacciné wu nañ yaakaar naa ne nag dinañu mën a may ñu enjoy suñu ngalax parce que ngalax moom dafa bokk ci suñu identité ñun Sénégal. Donc 5 ans de carême à toute la communauté chrétienne ñu ngi leen di ñaanal seen koor gi lépp lu ngeen ci bëgg yàlla defal leen ko ci barke Jésus Christ mi ngeen yaakaar te mu bokk ci suñuy yaakaar ñun tamit te am na tamit beneen actualité mooy poussière bi ci Sénégal yéen di nu ngeen dundee poussière gi fan yi
chef bi dafa mel ni am na Abdou Khadre. am na ñu mu changé am na ñu mu changé seen kanam da ngay gis benn waa ji dox nga foog ni sax dafa jël puudar def ci bopp bi dafa bi jaaw mais da ngeen di génn da ngeen doon génn en plein poussière bi nii di dem ay reportage mënul ñàkk parce que keroog assemblée nationale bi ñuy dem ci commission ad hoc bi ñu koy rectifier dañ fa demoon mais poussière bi doy na waar daal doy na waar même après aussi le jeudi aussi dem nañu assemblée nationale am na benn député bu ma fa doon jël moom aussi. ci plein bi ak poussière bi nii. ak poussière bi mais. xanaa bi ngeen paree moom tuuse nañ leen ay meew non mais xam nga quand le devoir appelle. waaw il faut nga dem mais doo ci xaar dara quoi. loolu moo waral loolu. waa kay. Badiane yow noo dundee poussière bi. xanaa tëju rek. waaw génnoo benn non man duma génn. yow de tubaab nga yow. dama allergie damay tëju rek. waaw poussière bi moom bëri na trop te à chaque fois dañuy seet ne jamono ji bu yegsee lii je sais pas ndax dinañ ci def benn spécial wala def à chaque fois. jamono ji man dafa am affaire bu am solo bu ma ci fàttaliku. gis nga corona bi muy waaj ñëw Sénégal. waaw lii poussière bu mel ni bu bëri. même chose la moo ñëwoon. xañ na day waaj a jeex xam ne. corona mooy waaj moo tax poussière bi ñëw quoi. yàlla na sa làmmiñ nangu gis nga keroog maa ngi koy fàttaliku ma ne daaw biñ ne corona dafay day waaj a ñëw dañ ko doon dégg sax ay Chine mais dañoo jékki-jékki benn semaine poussière bizarrement même poussière bi moo amoon ba nit ñi di takk masque di ko caaxaanee naan corona bi ñëw naa corona bi ñëwul di tikkoo takk le 2 mars rek ñu soog a am suñu premier cas mais ni ko Mbuub waxee yaakaar naa ne day waaj a dem xañ na day waaj a dem quoi ak vaccin yi ñëw ak vaccin yi ñëw di nga vacciné wu yow déedéet ah mais yow da ngay vacciné wu yow yaay ni asma ba yàqu ay déedéet vaccin dafa am benn maire bu ma jël interview benn émission bu ñu doon wax sax la Sandaga ma ne ko maire vaccin yi mi ngi waaj ñëw ndax di nga vacciné mu ne moom dafa am rab yi moo koy teree vacciné wu quoi ñu nga ko jéggal mais yéen média bi tamit en parlant des vaccins yaakaar naa ne yéen pôle de communication ngeen war a doon pour nit ñi vacciné wu yaakaar naa. effectivement xam nga jamono jii fi ñu toll. xam nga dafa am yenn feebar yoo xam ni. dara du ko dul vaccination. léegi avec effort yi nga xam ne gouvernement bu Sénégal moo ngi koy def. di commencé ci njiital réew mu Sénégal di président Macky Sall ak ki nga xam ne moom leen jiital wér-gu-yaramu askan wi di Abdoulaye Diouf Sarr. ñu ngi def jéego yu am solo. ndax boo xoolee. fi nga xam ne fi la yenn pays di peiner à avoir le vaccin. c'est une denrée rare. jamono yi nga xam ne ñu ko am sax bariwul wala boo xoolee 70% vaccin yi. pays européens yi ñoom ñoo ko jël. Sénégal daal di commandé ci benn Chine ci seen usine pharmaceutique yi. vaccin mi ngi tudd Sinopharm. Sinopharm moom nag moom la ñu jëli fa nga xam ne moo di Chine. ñu daal ci lu tolloog 200,000 doses. 200,000 doses yi nag nañu fàtte ni Sénégal kenn mayu leen ko. dañ ko jënd ci seen xaalis. 2 milliards 200 lañ ko jëndee moom la ñuy xam naa sax du ñàkk semaine bii nii. bu ma juumul mardi la ñuy commencer campagne de vaccination bi. waaw tey dafa am ñu ñuy ciblé nag. c'est-à-dire jëluñu rek pour vacciner population bi yëpp. mais dafa am ñoo xam ni ñooy cible vulnérable yi mu di ñi nga xam ni les personnes âgées. vivant avec des comorbidités. mooy ñi nga xam ni dañoo nekk nit yu mag ak ñi nga xam dañuy dundaale feebar bu ndëbbu. lu mel ni asthme. ak yenn jàngoro yi nga xam daal moo nekk seen xol. voilà ñooñu xam nga bu leen dalee rek daanaka ca sootaas leen jëm. tey bu ci yàlla àndul maara DMC. leneen la ci des nag moo di ñi nga xam ni ñoo nekk au devant du front. mooy médecins yi. sage-femme yi maanaam ñi nga xam ne ñoo yëgu ci wàllum kër docteur. ñoom la ñuy njëkk a vacciné wu ak personnes vulnérables yi ñu ak mag ñi daal ñoom la ñuy njëkk a vacciné wu ngir feebar mucc ci ñoom. la daanaka ay waay Abdou Khadre bu kii yàlla na ko yàlla lafal cat. amiin xanaa kii soxla nañ ko fii nag. macha allah kii moom dina faral di ñëw balaa la bës léegi. macha allah leer na kaar. macha allah waaye leer na kaar ñu demaat tamit ci beneen actualité mu nekk mariage yu Ngoné Ndiaye Géwél ak tonton Chon mi nga xam ne dafa jékki-jékki rek affaire yi ne boum Chon takk na Ngoné Ndiaye réew bi yëpp di ko waxtaanee comment ça s'est passé ñoom nit ñi xamuñ mais Chon def na sortie mu ne ñoom ñaar daan nañ génn commencé nañ seen ànd def na bientôt 2 ans ñoom ñaar ñu nekk ba mu takk Ngoné Ndiaye nee na moom Ngoné sucré la koy ooyee sucré mu ne moom muy ooyee Ngoné salé salé léegi ñu ne dañuy waajal dem nag lune de miel Dubaï
dimanche bii di ñëw buñ ñëwee dinañu jàkkaarloog waa réew mi wax tamit ni muy demee ñoom tamit on vous souhaite juste un heure ménage te di wax ne show moom yaakaar naa ne engagé na lu garaaw de. Abadjan docteur yu jeeg ji xam naa yow moom di nga mën a wax. si moom docteur yu jeeg gi la di nga mën a wax si sax am du xol ba féex na. man dama leen di ñaanal rek. dama leen di ñaanal yàlla musal leen ci cat ci barke Seydina Muhammad ñu am ñu njaboot gu barkeel. loolu rek laay ñaan waaw. loolu parce que takk na ko ci farata yàlla suñu Muhammad waaye soo de engagé na lu garaaw. noonu la góor day engagé lu metti góor day yenn lu metti bito góor day yenn lu metti Ngoné Ndiaye doon wax ne du ma lettre bu ndaw xajuma ci poste kenn du ma koli ñu waxaat mu ne nag may ñu ne ko Ngoné yaay saay mu ne dañ ma koy jiij waaye du man yaay saay mu ne ak maa ragal nit te bari kersa mu ne commissaire du bàyyi dóor mu ne jaanu muus jinax du ko yër ñu ne ko lu tax mu ne bu ko yëree doju fa Ngoné Ndiaye Gueweul ak show on vous souhaite juste un heure ménage tamit di leen ñaaral ngeen am ci njaboot ju barke Ngoné moom Ngoné Sénégal gi yëpp la ñëpp a bëgg Ngoné Ndiaye Ngoné moom ñëpp a ko yéene jàmm sunu yaay jooju Ndiaye saala bii nga jaay ak gàmbeen daa mel ni noonu la ko gars yi di waxee ñu demaat tamit ci benn nouvelle bii moom nouvelle bu xaw a triste la waxoon nañ ci sax ci blabla buzz bële passé mais yaakaar naa ne da ciy baax tamit ñuy waxaat parce que ki mu dal ñun ñëpp ko bëgg ñun ñëpp ko fonk te bu ko lu métti dalee day mel ni ñun ñëpp la dal mu nekk Coumba Gawlo Seck mu génn def benn sortie boobu di ngeen ko seetaan sax tey ci guddi suñu confrère yooyu nekk TFM Pape Cheikh Diallo invité ko woon mu def ci ay témoignages ba rongoñam sax xaw a dali dënnam yaakaar naa ne Abdou mun nga ñu may vidéo bi doonul vidéo bu gudd mais c'est juste on va prendre l'occasion pour partager ça avec vous ñu xam ne métti nañu mais nattu daal li waa ji di wax. moment parce que sama son voix moo ma neexul quoi. Voilà su ma déggee le son de ma voix. Je suis triste. Ça va aller. Ça va aller. Oui, ça va aller. Ce moment, parce que sama son voix moo ma neexul quoi. Voilà su ma déggee le son de ma voix, je suis triste. Ça va aller. Ça va aller. Oui, ça va aller. Ce moment. yaakaar naa ne jooyloo na réew mi yëpp vraiment jooyloo na réew mi yëpp parce que li ñuy wax nit ki boo fooyewul sa dund te boo amee classe am valeur yaakaar naa ne réew mi ñëpp lay aaki moom te fii sax yaakaar naa ne Kumba war na xam ne sénégalais yi fi ñu ko teg ci vidéo bi ak réaction yi doomu aadama yi am par rapport à elle ak à son endroit nit ñëpp ko soutenir ñëpp génn ne ko Kumba yow la reviens-nous notre Gawlo national bàjjen looy wax ci Kumba da ngay jooy. jooyu ma mais lii dafa daw yaram. dafa daw yaram tam. waaw ndax bi mu nee Pape Cheikh Diallo. sama baatam neexu ko. wax fa digg yàlla xamatuma sax mënatuma wax su ma doon dafa daw vidéo. dëgg la barke Seydina parce que ndaanaan la macha allah. ndax Coumba Gawlo Seck su mu soon a wax. wala mu musa way ñëpp a koy déglu parce que car macha allah baat ba dafa neexoon lool. nee naa la keroog Coumba Gawlo Seck day way sans guitare day way sans orchestre. macha allah day joxe ba mu sës kenn du yokk baatam car kenn du ko wàññi. ndeysaan moo tax su fàttalikoo rek après day jooy. mais yal na ko yàlla taneel. ci barke Seydina Muhammad parce que yàlla moo ne di leen ma ñaan ma leen di may. kon ñu ngi koy ñaan yàlla na ko taneel. gaaw wéral baat bi ci daraje yonent yàlla Muhammad. Abdou Khadre. bon Coumba Gawlo Seck. bon xam nga Coumba Gawlo fierté la ci ñi nga xam ni ñoo bokk lu ñuy yëngu. fierté la aussi ci ñenn ci sénégalais yi
ndax am na ñu bëri ñoo xam ne Kumba li muy def neex na leen saf na leen kon ñooñu fierté la ci ñoom xanaa mu nekk suñu mbokk compatriote rek ñu koy ñaanal yàlla wéral ko démb sax maa ngi jot benn information que ni Bouba Ndour ak Youssou Ndour ànd nañ dem fa mastawu ko ànd ak moom métti bi mu nekk loo xam ne rafet la parce que nit li pël naan ne do ko bandum nit mbokkam moo tax fii la mbokk amee solo boo fonkee sa mbokk rek amaana ëllëg boo wéetee say mbokk la fay fekk mais ku bàyyi say mbokk ànd ak mbokk jàmbur ëllëg di nga am problème mbokki jàmbur ñu la fekk te say mbokk rek ay ñëw kon li jàngat bi am solo rek mooy fexe ba ku am sa mbokk nga téye ko fukki loxo ak ñaar ndax dara rawul mbokk dara gënul mbokk boo fonkee sa mbokk rek ëllëg doo torox voilà boo fonkee sa mbokk rek ëllëg doo torox te mbokk nag dafa bëri façon te am na ñi nga xam ne mbokk deret la am na ñi nga xam ne liggéey leen boole am na ñi nga xam ne destin moo leen boole ñii doon nañ mbokk ci ay deret ba pare Kumba Gawlo ak Youssou Ndour ak Bouba mais destin tamit boole na leen muy métier bi ñu bokk di def muy ci art bi ñu nekk te Kumba Gawlo nag yaakaar naa ne bu ñuy wax art Sénégal mënoo lim benn ñaar te du ko ñetteel wala boo limee benn ñaareel ba moom lay doon bu ñu ne disque d'or disque de platine amul benn consécration bi nga xamante ne artiste war na ko am ci kaw suuf te moom mii dégg ko amul lu daali bu nit mën a dégg te moom mii dégg ko dem na ba turam dàkkanta mooy la diva à la voix d'or te ñu lay ñaanal rek te di la wax ne nous sommes tous derrière toi maman Kumba te nattu la rek te yàlla na ko yàlla gaaw teggi ba nga ñëwaat parce que li nga doon wax ne woy laa mën woy rek a la war woy moo lay suxat te woy nga doon kon da ngay woy ba sàngoo suuf ñu ngi lay ñaanal nga woy ba sàngoo suuf Gawlo bi tey nag on va parler d'actualité ni ñu koy waxee à chaque fois Badiane mu ngi fii Abdou Khadre Mboub mu ngi fii mais dañuy waxtaan ci li nga xamante ne ça fait le tour de la toile fii semaine bi passée muy l'affaire Moustapha Diakhaté moo waxee woon ko bizarrement fi ma toog nii fii la toogoon di ko fi waxee ñu gis ne am na sénégalais yu bëri yi nga xam ne jóg nañ ci wax ci ku ne wax ci sa gis-gis tey nag am na ñi nga xam ne tamit xamuñu nu mu demee wala am na ñi nga xam ne gis nañu mais seen interprétation par rapport à ça wala boo gisee événement rek dégg li nit ñi di wax nga topp euphorie bi dina dem ba des fois da ngay réer parce que li nit ñi di wax rek nga ciy gis da ciy baax aussi yenn plateau yi bu jotee wala samedi bu jotee blabla buzz bu jotee ñu toog def ci njàngat te loolu c'est l'affaire de Badiane Diakhaté docteur Dieg ci Badiane loo wax ci Moustapha Diakhaté waaw man damay nuyoowaat di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyuwaat Vito di nuyuwaat monsieur Mboub di julli ci Seydina Muhammad allahumma salli ala Seydina Muhammadin Moustapha wa sallim moom Moustapha Diakhaté nag taxul ma wax loolu su ma waxee loolu Seydina Muhammad moo tax sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla sunu borom moo ne fu ngeen déggee Seydina Muhammad da ngeen ci teg sallallahu alayhi wa sallam ndax Vito yàlla suñu borom sax ak ay malaykaam dañuy julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon xam nga ne Seydina Muhammad mooy sangu àdduna di sangu alaxira Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay maamam ba ci Adnaan kenn mësu cee jaamu xërëm kenn mësu cee def bàkkaar kon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla da kaa préparé jigéen dootul jurati ku mel ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad yàllaa ko tànnal boppam yonent yàlla Muhammad yàllaa ko yaral boppam yonent yàlla Muhammad yàlla moo yónni Jibril mu koy jàngal Seydina Muhammad defal nañu loo xam ne kenn mësuñu koo defal kenn dootuñu ko defal te kenn duñu ko defal te mukk ba abadan illaa yawmi diin yonent yàlla Muhammad nee na man Seydina Muhammad yàlla moo ma yar te yar na ma yar bu rafet Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baayam moo gën ci bàyyi yaayam moo gën ci yaay ndax yàlla suñu borom da leen a préparé na ko yonent yàlla Muhammad famille moo gën ci famille yi famille ba bokk kenn bokk fa nee naa la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bëgg na ko bëgg koo xamante ne nii foo tuddee suñu borom da nga ciy teg Seydina Muhammad allahumma salli ala Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon moom Moustapha Diakhaté ak turam bu sell boobu
ndax Seydina Muhammad moo tax ma koy wax amul ay teggin amul ay yar yonent yàlla Muhammad bi mu doomee yonent à l'âge de 40 ans dem na gis papaam ak yaayam ñu déglu audio bi seeti Serigne Aliou Diakhaté li mu wax ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdou bu dee audio bu bàjjan kale pare na nga dugalal ko après ñu continuer la régie. boobu day tegtale ne yonent bi yàlla ko yónni pour mu waaru ñëpp li tax nga xam ne ci la bokk am na benn bis ak gëléemu jaabir gi ñëw daal di koy kalaame ne ko màggat naa ba àggal te jaabir xawatul sama àq te mi may sax loo xam ne atul na ma ko yonent bi ne ko ragalal yàlla gëléem ko di ko toppal di ko jox kon yonent bi laa leen ñëpp la tooñ ay fatax tam ñëw na fi saase ne ko gëm nañ ne yàllaa la yónni ay fatax laa ay fatax muy ay xëti ne ko yàllaa la yónni léegi waxal ndax sa saxaaba yi saa yu ñu nenee ñu baxal ko di ko lekk yonent bi daal ne saxaaba yi ragal leen yàlla bu leen ko defati ñaari koy bàyyi kon Moustapha Diakhaté ñëpp la tooñ yàlla nag la jëkk a tooñ ndax yàlla moo ne ni ngeen ma toppal yonent bi moo ne aseexoolaa toppaleen yàlla ak rasulaay yàlla dellu waxaat ne wa in tutii'uuhu tahtaduu sóorat Nuur bu ngeen toppee yonent bi da ngeen gindiku yàlla nag ku gindiku ci moom àjjana la lay dugal daal di wax ne rasulullahi mi jukkoom moo gën ñëpp jukkoom wa innaka la'alaa xuluqin aziim tagg na jukkoom tagg na aw làmmiñam ci sóoratu Najm daal di wax ne wa maa yantiqu anil hawaa tagg na tam respecté ko it yàlla ci boppam moo ne yaa ayyuhal laziina aamanuu laa tarfa'uu aswaatakum fawqa sawti nabii yéen jullit yi bu ngeen toogatee fi yonent bi da ngeen ami teggin damm seeni baat bu leen wax ca kaw ndax wax bi ngeen di wax ca kaw rek bu ngeen ko defee mën nañu annulé seeni jëf yàq seeni jëf kon kooku yàlla respecté la bu ngeen gisee yàlla bu tuddee Rasulullah sax da koy wax ba àggal daal di wax ne maa ko yónnee ab yonent la gis nga wa maa Muhammadun illaa rasulun saa yu tuddee Muhammad yàlla na muy wooye yonent yi ci def li leen wax day wax yaa nangam yaa Yaxya yaa nangam waaye ba agsi ci Rasulullah moom yaa ayyuhal laziina aamanuu la koy wax bu dee wa maa Muhammadun day wax illaa rasulun maa kaana Muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walaakin Rasulullah gis nga ko nii Muhammadun huwal haqqu min rabbihim yàlla fonk na ko ñëw na ci alquran moom yonent bi aw turam yàlla yaayam moo ko tuddee Muhammad kon kooku kenn mu ko def yaayam du moroomam yaay kenn baayam du baayu moroom kenn Abdul Muttalib maamam moo ko tuddee Abdullahi kër ba muy ñëw jamono fa Kaaba la ko fekk muy tawaaf mu tuddee ko Abdullahi muy alquran ñëw d'accord ci mi ngi sooratu jinni Abdullahi doo kaanu yàquluna alayhi basan yàlla tuddee ko sooratu Taaha alquran ñëw wax ko Taaha maa arsalnaa yàlla tuddee ko Yaasin wal quraanil hakiim yàlla tuddee ko Muzammil yaa ayyuhal mudaththir qum fa anzir yàlla tuddee ko lii bàjjan moo ñu defaloon doxantu bi. yal na yàlla guddal fanam parce que moom lu dul yàlla ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñor ko parce que li mu wax dégg ngeen ko baax a baax leeral na lépp Seydina Muhammad bi ko yàlla joxee yonent bi à l'âge de 40 ans dem na gis yaayam dem gis baayam moom dafa ñaan yàlla loolu yàlla may ko mu yee leen ñu wax seede yi kon yàlla moom préparé na ko kon moom Moustapha Diakhaté ak turam bu sell bi xamul lu muy wax dafa amul ay teggin ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën gi mbindéef di sangu àdduna di sangu àllaaxira kenn du ko jël di ko comparé ak kenn yonent ci yàlla Muhammad du yonent ci yàlla Muhammad du Sénégal kase kooku yonent ci yàlla Muhammad monde entier la kooku xaritu yàlla la yàlla tànnal ko boppam plutôt. Abdou Khader Mboup par rapport ak sortie Moustapha Diakhaté moom nag mun nañ ci wax encore yu bëri waaye dañuy bàyyi ba dem ci biir débat bi rek incha allah. Abdou Khader par rapport ak tey daa mel ni yaa si daa fi toog. bon xam nga dafa olof dafa am lu am solo lu mu wax. daf ni meew su bëggee way. day moytu vinaigre. bu ko laalee rek dootul way. te xam nga des fois àdduna daf lay toll foo xam ni dafa am benn maara bu wax bu am solo lu mu wax. daf ni man wax ak bëri wax. ak wax dafa bokkul. xam nga des fois dafa am loo xam ni yaa war a wax yaa ñu sax bu mu la tax a wax loo xam nga dafa am contexte bu am solo boo xam ni. dëgg la peut-être Moustapha Diakhaté li mu wax démb loolu laay njëkkee sax parce que jullit la aussi. te yàlla daf ne jullit yëpp bëggante. daf ni juum naa. jàkkaaroo la ko daf ni man leer na ma ne juum naa. te maa ngi jéggulu yàlla sunu borom mi ma njëkk a sàkk ba noppi. te am naa yàqin ni yàlla jéggal na ma.
di jéggulu itam mbokki jullit yépp nga xam ne laal naa seen pas-pas waaye leer na mën a juum naa daan ni wax ni man Serigne Mouhamadou Moustapha moom Serigne Touba lañ ko tuddee waaye nee na moom taawam Mouhamad la ko tuddee ngir ay qualité yu mu gis ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ngir jikko yi rafet yu mu gis ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam day wax ji juum la mais boo juumee itam da ngay laal pas-pasu jullit yi wala ci ku mën doon mais Moustapha Diakhaté bokkoon na ci ñi nga xam ni ñoo doon xeex bi Charlie Hebdo caricaturé le prophète Mohammed paix et salut sur lui bi ñu waxee ni bi France waxee ni dootu duñ bàyyi mukk di caricaturé ci li leen tontu ne leen Charlie Hebdo moom noonu Moustapha Diakhaté moo ko wax de mu ne Harakiri la tuddoon bi ñu caricaturé le général de Gaulle ci la leen sanctionné ñu changé caricature bi ñu changé turu journal bi tudde ko Charlie ñu caricaturé madame Pompidou ñu changé waa tur bi tudde ko Charlie Hebdo kon kooku il est un fervent défenseur du prophète Mohammed paix et salut sur lui mais juum ak doomu aadama ñoo ànd mais fi mu waxee li mu doon wax mu di problème mu Adji Sarr ak Ousmane Sonko lu ca yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam te xam nga suñu borom moo bind ne li ma bind lépp pourtant am na ñu ko fi jiitu mais lii gaa yi wax naan maanaam gis nga boo duggee ci avion dafa am VIP am simple mais oto boo dugg benn chauffeur moo fay nekk loolu la ñuy faral di wax te yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy daj dëpp gi li gaa yi naan mooy xorom bombaan gi mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam léegi nag ñun dañoo nekk ñoo xam ni dañoo gëm mu yonent bi mu nekk koo xam ni mooy ñu gën a suñu lépp kon nday yonent bi maamu yonent bi ak maami yonent bi moo gën suñu ñëpp moo ko gën gor nag da ngay xam liñ la defal li may faral di wax naan ku la fayal bor boo xam ni ba nga koy lépp yëgoo ko woon boo des gor ni ko jaajëf kon yonent bi mooy lépp donc Moustapha Diakhaté man de en tant que jullit jéggal naa ko te gëm naa ne jullitam dana ko jéggal ndax juum na te reconnaître na ni juum na li bon daal mooy persister dans l'erreur te Moustapha Diakhaté il a reconnu son tort et il a présenté ses excuses voilà ok monsieur Mboup doguma la benn yoon yow jéggal nga ko mais man de ma part personnelle Moustapha Diakhaté nanguma tuubam fi ma ko teg mooy nekkul Seydina Muhammad da ngay dugg ci moom wax nii rek pare na baal leen ma déedéet dafay yomb dañoo war a def marche parce que dafa laal ki nga xamante ne nii mooy xolu jullit yi mais Badiane yow nag ëppale woo ko ci yow ëppale woo ci Moustapha Diakhaté ëppale wu ma ci Moustapha Diakhaté mais da nga may déglu man ni tax baalu ma ko Seydina Muhammad li monsieur Mbow wax sànq du moroomu sax mag waaye du moroomu xale ndax yàlla ko tànnal boppam dëgg la du moroomu kenn moom du moroomu kenn nekkul da nga ciy wax nii rek pare ne baal leen ma tuub dafa am ay charge ci l'islam waaw dëgg la Moustapha Diakhaté toog na fa muy toog wax man mun naa kaa baal ci kaw mu dem moom seeti gynécologue ñu xool boppam moom Moustapha Diakhaté gynécologue bu maanu ragal yàlla psychologue autant pour moi su fekkee ne moom loolu moo tayu ko ñu ñaanal ko yàlla jéggal ko ndax yàlla kat soo defee loo xam ne tayu ko sax du lay jéggal waaye su fekkee ne moo ko tey génn na ci lislaam ndax yàlla moo ne képp ku jël Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko comparer wala nga koy ñàkkal fale wala nga ciy tudd ay laneen génn nga ci lislaam te pour mu duggaat ci lislaam moom Moustapha Diakhaté na dem fa mu ko waxee woon mu toog fa daa di wax baatu seede yi muy ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daal di dugg ci lislaam des na de dugg na ci lislaam waaye Seydina Muhammad moo màgg dugg na ci lislaam mais est-ce que du màggaayu Seydina Muhammad googu moo waral loo ko tooñ boo ko jéggaloo waaye dugg na ci lislaam li lislaam wax laay wax dugg na ci lislaam mu des tuub gi su fa jógee dafa war a dem tuubal yàlla tuubal Seydina Muhammad mais loolu it mën na ko def te saa mu nekk tamit non mais wax na ko xam nga déglu ma daal di tuubal jinne yi daal di tuubal xët yi daal di tuubal giléem yi tuubal melentaan yi sànq lañu ak yooyu parce que ñoom ñëpp dañuy màggal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak garab yi pour xamal ko ne yonent bi yëpp dañuy màggal Seydina Muhammad dafa màgg nee naa la jigéen dootul jurati ku mel ne yonent yàlla Muhammad
dañoo war def marche moom Moustapha Diakhaté su bañee dem seeti gynécologue nañ ko takk yóbbu ko. aywaay psychologue lii mooy tax psychologue non sama yaram dafa tàng sama yaram dafa tàng parce que dafa laalaake lii mooy tax man ma nangu. ba pare dañu jàpp idda. yàlla nee na dinaa jéggale bépp bàkkaar ba mu des bokkaale. yàlla na wax Badiane Diakhaté nag nëbboon nga ñu sa bopp de. mais xam nga Badiane en fait dogguma la quoi. dogguma la yàlla bu la yàlla dog. en fait suñu borom daf ni tuub leen ma jéggal leen. tuubu ilallahi tawbatan nasuha. du ma oustaz nag. mais am na leen lu ñu fort. macha allah mais ay jullit ngeen la moo tax booy wax rek. ci diine affaire yooyu noonu ay jullit ngeen da ngeen cee war a. mais yàlla daf ni tuub leen ma jéggal leen. dëgg la donc kii di tuub leen. cela veut dire que ni envisagé na de retour que ni da ngay tooñ. yàlla borom yërmande la wax ma leen di dégg. diine dafa ñun diine l'islam mooy tolérance. mooy pardon. kon donc kooku bu demee ba même reconnaître que ni moom juum na wax na ko nee na tuub na ci yàlla. tuub na ci yenent bi. tuubal na mboolem jullit. nañ ko jàpp idda mboolem créature. doogu ma ne nañ ko jàpp idda. maanaam est-ce que dana ca delluwaat wala lu ci delluwaat. non xam naa ni leer na ma ni Moustapha Diakhaté tel que je le connais à travers les médias xaw ma ko personnellement. mais xam naa ni bu waxee dëgg mais xam nga bu ñu demee ba xam nga entre parenthèses. yonent bi moom xam na ni moo gën ñëpp moo gën lépp. lu yàlla mais du ko ñuy foowee. xam nga mais dafa am lu am solo moo bëggoon a gis bu ñu demee ba ñi nga xam ne ay yéefar lañ. gëm ñu dara. ñu dem ba ni benn philosophe benn poète allemand bu tudd Goethe. moo ni j'ai cherché dans l'histoire un modèle parfait pour l'homme et je l'ai trouvé dans le prophète arabe Mohammed. Goethe la c'est un poète arabe bu nekk allemand. moom bu demee bu reconnaître loolu xam ni moom kat bu doon wut koo xam ni ku mat la. ku jekk la ku taaru la ku bëri tawfeex la. ku màgg la koo xam ne dara nekkul ci kawam nee na moom fenn rek la koy xoolee. fudul ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne gis nga tey ji boo dañuy wax naan civilisation la civilisation elle est occidentale non je dis non la civilisation elle est musulmane. et africaine. xam nga lu tax ma ne elle est musulmane. musulman mooy ki nga xam ni moo nangu yonent yëpp boddiwul kenn. civilisation mooy ki nga xam ni bu soloo nga gis ni kii solo na mu xool nga gis ay cëram mu rafet loolu macha allah comprendre nga. loolu mooy civilisation. donc Moustapha Diakhaté. ñu revenir c'est-à-dire dafa am loo xam ne peut-être pas boo ko laalee rek am na ñoo xam ne kii mais en tout cas fi may waxee en tout cas mooy lu rafet rek man ci sama diine damay jàpp ni l'islam la. mais et puis Moustapha Diakhaté aussi moom nitu média la. parce que tout le temps da nga koy gis ci média yi muy wax. te yaakaar naa c'est la première fois mu wax. dooguma la nitu média la nitu média boobu nag. da nga ne tout le temps da nga ko gis ci média yi muy wax. loolu moo tax kon war naa déglu ustaas yi nga xamante ne dañuy wax chaque jour ci yonent bi. kenn du jël bàyyi kenn war ko comparé Seydina Muhammad kon moom yenn boppam parce que mi ngi ci média yi. su weddee li may wax na laaj mag ña nekkoon Màkka. am na ñoo xam ne dañ doon saboté Seydina Muhammad nekk Màkka. ñii ay dëj ñoo leen jàmm. ñii ay jaan ñoo leen màtt. am na benn waay bu ñëwoon ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko tuflee. tuflit ba yàlla dakaa dëpp mu nekk ay picc ca yaram ba noonu la génnee àdduna kon yonent yàlla Muhammad kenn du ko fowee nañ ko jàpp idda nag na ko bu mu ko defati mais tuub na daal tuub na nañ ko jàpp idda monsieur yàlla Muhammad kenn du ko fowee nañ ko jàppee idda nañ ko jàpp idda affaire yi man je pense bien que ne Sénégal il va falloir parfois ñuy dépassionner yenn débat yi parce que li ñuy waxkat moom ci njuumte mënul ñàkk ci moom. te man li may wax keroog ne man bu may jàng taarix wala may jàng jaar-jaaru sunu mag ñi. jëlee ko ci yonent bi ba wàcc ci sunu mag ñi ñu am fi Sénégal te koo ci lim rek yaakaar naa ne mu doon daj dëpp waaye koo ci lim dina am benn geste boo xamante ne buñ la waxee ne lii ay nit ñoo ko defoon. te ba mu fa jógee da leen jéggal kon nga xamante ne njéggal du quelque chose li nga xam ne du ndaw te boo defee erreur tamit il faut être grand pour demander pardon wala pour reconnaître ko mais nag grandeur bi tamit am na beneen grandeur bu gën a grand loolu noonu mooy nit tooñ la ba pare mu leer nit ñi ne dalaa tooñ mu jéggalu la nga ne ko jéggal naa ko jéggal naa la mais tamit Vito nañuy bàyyi xel tamit monsieur boobu ci bu baax a baax siira ak taarix bokkuñu
siira mooy juddug Seydina Muhammad Seydina Muhammad taarix histoire la parce que am na ñoo xam ne dañ koy jël di ko jaawale day jël siira yóbbu ko place taarix jël taarix yóbbu ko place siira ñu bàyyi ci xel bu baax a baax daal non xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que li ñuy wax yonent bi ba ko yàlla yónnee dafa ne ko yónni naa lu dul pour nga doon yërmande ñeel sama jaam bi pour nga doon yërmande kese kon ñun tam bu ñuy def bu ñuy def na lépp doon yërmande quoi roy ci bu moom ñuy wax ci bu Moustapha Diakhaté keneen ak yooyu yëpp man je vois que ne am na sortie yu bëri sortie yu bëri yi nga xam ne comme Moustapha Diakhaté suñu moroomu jullit la jullit yaakaar naa ne ñuy dox ci lu koy suturaal parce que yàlla dafa ne boo suturaalee benn jaam mu bés penc mu suturaal la boo weeree benn jaamam bés penc mu weer la kon yaakaar naa ne suñu yenn morom bi buñ juumee nañ jéem a xool beneen moyen buñ koy redresser. mais Moustapha Diakhaté tooñul Moustapha Diakhaté yàlla la tooñ Seydina Muhammad wax naa la tooñ na jinne yi nee naa la tooñ na giléem yi nee naa la tooñ na nag yi tooñ na fel yi tooñ na yooyu ñépp la war a jéggalu non jéggalu na sax moom mais man ñëpp la war a man daal jàpp naa ni tooñ lu mu rëy rëy jéggalu ma ko mais l'islam tamit dafa am nu muy doxee te jéggalu lu mu gën a rëy rëy baalee ko gën a rëy l'islam dafa am nu muy doxee li l'islam doxee loolu lañ ko wax dafa mel ni yaa Seyda lañu toogal waaw c'était juste ce qu'on voulait dire sur l'affaire Moustapha Diakhaté xam naa ne bàjjet moom Moustapha dina la ñëw jéggalu personnellement non na jéggalu moo di yeeg moom jéggalu moom nee na jéggalu na te am na yaqin ne suñu borom baal na ko léegi nag loolu mu tooñ digganteem ak borom. waaye kenn mënul noppi ci débat bi. waaw kenn mënu parce cee que noppi mënul baalu rek ñu daal di noppi. waaw parce que faaw ñu wax parce que ki mu laal. dëgg la nee naa la ki mu laal mooy mais sangu est-ce que xam ngeen àdduna sangu àllaaxira. est-ce que xam ngeen ne Gambie ngi toj. Gambie ngi toj ñëpp dem nañ Gambie artiste Sénégal yëpp fàq nañ dem Gambie. Wally Seck Mandiaye Seck am Bongo Kulim Dioum Sénégal yëpp a nga Gambie sama waa ji Biggi ma nga fa ñoom DJ Kheucha tout le monde est en Gambie mais nag li def polémique ci Gambie googu moo nekk sañse Wally yi Wally am fit gis naa ko am fit lu ne waaye Wally Ballago Seck moom gisagu ko Wally ñëw na ak ay bas large sañse di fecc lu ko neex di reetaanam ju sew léegi lii dafa am lu Mamran wax ci suuf est-ce que mun nga ñu may son juste gaa ñi déglu li Mamran wax xam naa gaa yi ñoo ko montage ñëw mais Wally yéen a ngi tooñ ku mën a fayu bu ñib see fayul boppam de am du tegal ñu vidéo boobu mu ànd ak son s'il te plaît. ko jaay yére bi mu sol man de kenn du wax waaye lii baax na ban génn ci situation bi ñu ne dinañ ñaan yàlla génn ci situation bi ñu ne xaw ma kan moo ñaan kii ku ko jaay lii ay kii kan moo ko jaay yére bi mu sol man de kenn du wax waaye lii baax na ban génn ci situation bi ñu ne dinañ ñaan yàlla génn ci situation bi ñu ne xaw ma kan moo ñaan kii ku ko jaay lii ay kii kan moo ko jaay yére bi mu sol man de kenn du wax waaye lii baax na ban génn ci situation bi ñu ne dinañ ñaan yàlla génn ci kon bañ génn ci situation bi ñu ne dinañ waxtaan ci sañse Wally gi xam naa ne moom tamit lanceur de tendance la chaque jour moom mooy indi ay affaire mais dañuy waxtaanaat ci beneen actualité bee passé dañoo waxtaan ci Ousmane Sonko waxtaan ci salon de massage yi mais kon pour devoir de am crédibilité wala nekk ci balance bi ni ngeen koy waxee yéen journalistes yi wala ñun journalistes yi sax laay wax dañuy waxtaanee tey Adji Sarr kan mooy Adji Sarr fan la dëkk fan la jógee fan la juddoo pour yéen ngeen gën a miinante ak jëmmu Adji Sarr googu li ñuy wax ne Adji Sarr moom ni ñuy wax Adji Sarr lañ tàmm di gis Adji Sarr mais turam dëgg mu ngi tudd Adji Raby Sarr dëkk foofu ca Foundiougne ca département Foundiougne île de Njirnda la Adji Sarr moomu dëkk yaayam mu ngi tudd Pullo nekkoon cantatrice woykatu séeréer bu mag baayam tudd paa bi Sarr ñu gën ko xam ci Rasta
yaayam nag moom ku teel a génn àdduna la moom Adji dem na ci li ñuy wax ci sunu gëstu yi nee nañu dem na ba am certificat d'étude bi mu amee certificat d'étude si la soog a génn ci loxo papaam yóbbu ko ci tàntaam bi mu jógee ci loxo tàntaam ci la ko papaam yóbbu ci ay loxo maamam ci Adji Sarr ci noonu la demee nag dem commencé jàng nekk ci île yi di jàng ba jóge fa ñëw Dakar commencé ci mbirum massage yooyu noonu mais nag jot nañu dégg yu bëri ci turam ñii naan Adji du ku baax Adji di wax ay affaires yu safaanu ci deram te yaakaar naa ne dañoo war a def gëstu ci mbir yëpp comme ça veut pas dire que moom porté na plainte diw rek moom ku bon la non mais am na suñu yenn confrères yi nga xam ne dem nañu ba ci île boobu dem ci île de Njirnda fekk fa benn nijaayam buy wuyoo ci turu Ibrahima Thior moom Ibrahima moomu nee na Adji ku yi ñuy wax ci deram yëpp non c'était pas la vérité comme ñoom ay mbokkam dañ koy seedeel ne xale bu baax la xale bu am ay jikko yu baax la te xale bu yàgg a tegu ci yoon la ñemee ñafe laay fam yooyu nag ci suñu devoir la ñun bu ñu toogee ci média bi ñu koy wax parce que nit mën na am lu baax mën na am lu bon waaye à chaque fois rek li ñu war mooy actualité bi wala information bi nu mu demee ñu waxee ko noonu bu ñu jàkkaarloog téléspectateurs yi léegi yeneen yi nag mbirum justice la ñu bàyyi ko ci loxo justice suñu yoon nekku ci wala tuuti nañu ñun pour wax ci yenn yi nga xam ne mbirum justice la Adji sénégalaise la am na droit porter plainte ku ko neex Ousmane it sénégalais la am na droit buñ ko porter plainte mu seetal deram kon ñu ngi bàyyi rek justice def liggéeyam ci loolu te am na yeneen information it yi nga xam ne c'est à propos de Adji Sarr looloo gën a waral sax waa rédaction bi yónnee fii Abdou Khader Mboup ñu bàyyi Abdou Khader mu biral ci mbir yi ay ca am waaw muy mel ni daal dossier bi nga xam ni moom la ñu dippee Adji Sarr ak kii di Ousmane Sonko. mi ngi woy daal di animer ay polémique ak ay débat ci réseaux sociaux yi ak ci chaîne de télévision yi ba ci sax ci biir salon yi. ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi. mu di dossier boo xam ne dossier bu sensible la dossier boo xam ne au début mën nañu wax ni ñaari civil ñaari sénégalais la lié mu di ki nga xam ne moo di Adji Sarr ak ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko gannaaw bi nag ci lañ ci dugal lu mel ni politique ñenn ñi daal fare ci Ousmane Sonko ñoom la ñu xam ne rek moo di mbir mi daal du lenn lu dul benn complot boo xam ni daal dañ ko daal di dajale jëmal ko ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ngi daal di koy éliminer ci élection présidentielle bi ñu jëm di 2024 muy mel ni ci biir loolu am na lu ñu soulevé woon mu di dañuy yëkkati mbalaanum kiiraay bu député bii di Ousmane Sonko mu di l'immunité parlementaire du député moom la ñu bëggoon yëkkati gannaaw bi nag mu am ay jiixi jaaxaa ci biir commission ad hoc bi nga xam ni moom lañ doon adopté mercredi nag ñu doon rectifier li nga xam ni moo di commission ad hoc boobu nga xam ni non aligné yi dañoo jiitaloon benn député boo xam ne mi ngi fara ci parti réew mi te parti réew mi ak ki nga xam ne moo di APR comme mburoog soow comme ni ñu ko amee habitude di ko wax ñoom daal bi ñu demee le 17 février bi tombé ak mercredi bi passé lañ demoon assemblée nationale ngir daal di fexe daal ba li nga xam ne moo di commission ad hoc boobu ñu rectifier ko mais fait bi nga xam ne moo ci gën a marquant moo di ñi nga xam ne ñoo fara ci opposition bi maanaam ku jëkk politique yi dañoo daal di dem daal di buude boobu séance plénière fekke nañ daal bi ñuy waxtaan mais bi ñuy voté loi boobu nga xam dañ ko voté à l'unanimité maanaam ñëpp daal dañoo d'accord ci commission ad hoc boobu nga xam ne moo war a saytu l'enquête bi nga xam ni moo ñeel mbir moomu di mbiru Ousmane Sonko. mais beneen affaire bi ci am moo di ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko dañu daal di yabal benn policier muy yéegoon ci benn motard daal di dem yóbbul ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ca këram gi fare ca cité kër góor gi benn convocation ngir mu wuy ji commission ad hoc bi nga xam ni ñoo war a wéyal enquête bi nga xam ni moom la ñuy seet ndax am dinañ yëkkati immunité parlementaire bi ndax am dinañ laal leen mbalaanam kiiraay bu Ousmane Sonko wala déet moom daal Ousmane Sonko la mu répondre moo di je ne peux pas prendre le courrier maanaam mënumaa jël convocation bi nga xam ne moom ko jox gannaaw ba mu dalalee policier bi ci njëkk ak teraanga li ñuy wax patriote ñoom ni patriote di dalalee
compatriotam noonu daal la ko dalalee. gannaaw bi nag ci la Cheikh Bamba Dièye nekk tamit opposant nekk ci ku jëg politique gi moom daal la mu wax rek moo di dañoo waxoon ni dañoo bëgg a entendre ki nga xam ne moo di Adji Sarr ndax bu fekkente ni moom cité nañ ko ci dossier bi te ba léegi déglooguñ ko loolu daal dina indi jiixi jaaxa moom Cheikh Bamba Dièye nee na daal bi ñu proposé entendre Adji Sarr ak képp koo xam ne mën nga laala ci enquête bi ñi nga xam ne ñoo fare ci majorité bi dañoo wax ñett maanaam du ci dal. loolu nag indi ay jiixi jaaxa ci bopp ñi nga xam ñoo di waa ku jëg politique ak ñenn ci sénégalais yi ndax bu nee diw moo tuumaal diw dara diw moomu daal di weddi la ñu ko tuumaal ki nga xam ni moo ko tuumaal war na ñëw daal di wax ni kat lii laa ko tuumaal lii la ma def waaye boobu ba léegi daal amuñ ci lenn loo xam ni daal moom ñu leer Cheikh Bamba Dièye moom itam di wax ni benn cabale la politique bu ñu monté contre Ousmane Sonko pour salir ko pour li nga xam ni moo di jongantey njiital réew mi nga xam ni moom la ñu dëgmal fii ak 2024 mu bañ cee mën a bokk ñoom la ñu jàpp rek moo di Ousmane Sonko la jël la ci ki nga xam ni moo di pouvoir bi mais képp kenn ku ne xam na ni le président Macky Sall dafa waxoon ni dinaa réduire opposition bi à sa plus petite expression ñoom jàpp ni la mu waxoon ba léegi jugu ca ndax gis nañ kaa Karim Wade moom ba léegi dañ ko exilé génnagul ñëwagul ci réewum Sénégal ki nga xam ni moo di kaa aussi Khalifa Sall moom itam jotoon naa dugg fa mbaxana doonee benn ca kaso ba daal dinañ koy mujjee gracier te ñoom ñëpp ci li ñuy daw moo di amnistie nga xam ne Macky Sall moom mën nañu jàpp ni rek ci la mu waxoon ni dina daal jël opposition bi teg leen fu gën a suufee dina ko def loolu nag beneen affaire la ndax 2024 ñëwagul ñenn ji li ñu wax moom moo di Macky Sall jeexal na ay mandaam jeex na li ci des mooy kan mooy nekk candidat en 2024 kenn xamagul. moo tax man ma daal di samp ab laaj. dama ni Idi Macky Sonko la ñoo di diil maanaam Sonko Idriss Seck ak Macky Sall comme que nekk na mburoog soow ndax nekkul ni Ousmane Sonko daal moom la ñuy sacrifier moom mooy sarax bi ndax ku gis tey ni mu demee Adji Sarr dans tout ça Adji Sarr moom dans tout ça la plaignante quoi moom xam nga affaire yi man bu ma gisee ñuy défendre Sonko bañ a défendre Adji Sarr daf may gêner un peu parce que mënuma certifier que ni Adji Sarr li muy wax du dëgg mënuma certifier aussi que ni Sonko li muy wax mooy dëgg mënuma ko parce que boo xoolee viol dafa sensible kenn fekkewul yàlla moo xam Ousmane Sonko ak ki nga xam ne Adji Sarr mais man nu may wax rek ku ma yeewoon 3 heures du matin man personnellement ne ma Ousmane Sonko violé na Adji Sarr du ma ko gëm sama conviction personnelle la mais lañ leen ci am solo mooy loolu warul tax ñuy tuutal ki nga xam ne moo di Adji Sarr pourtant jigéen la te et puis waroon na am ñoo xam ne ngi défendre Adji Sarr aussi parce que moom mi dikk ba ni dañ ma violé am na ñu jàpp ni kabal la wala coup monté la contre Adji Sarr mais Adji Sarr bu fekkente ni complot la moom victime la ci biir affaire bi victime la parce que koo xam ne 20 ans nga am xale bu ndaw ñu dugal la ci coow lu bëri li nii boo ci rëccee aussi ngay mbër noonu laa ko mën a waxee mais lu ci mën di am daal am na ñenn ñoo xam daal ñu ngi développer la thèse du complot amaana dossier bi mi ngi ci biir loxo yoon lu ci mën a leer daal dina ci leer beneen affaire bi nga xam ni moo nekk un fait marquant mu di ki nga xam ne moo di Adji Sarr am na protection policière maanaam ki nga xam ni moo di ministre de l'intérieur di Antoine Diome daal dina yebal élément BIP élément yi nga xam ne ay sécurité la ngir ñu aar sécurité am ndax loolu nag mi ngi am gannaaw bi nga xam ne avocat plaignante bi di Adji Sarr dem nañ janoo ak ki nga xam ni démb la dem nañ janoo ak ki nga xam ne moo di ministre de l'intérieur ki yor kaaraange ak réew mi daan ne ko ñun daal bi problème bi amee ba léegi suñu client di Adji Sarr dafay jot ay menaces de mort te loolu aussi ku am xel rek di xalaat war nga xam ni war na recevoir des menaces de mort comme ñenn ñi nga xam ne bokk nañ ci presse bi dañu suñu ay naataango. menace de mort itam bëri na léegi ci réew mi de chaque jour rek ñu ne menace de mort. mais nag dinaa la xamal benn affaire. ku ciy menacé booy boo nga jënd téléphone bu bees. booy boo nga jënd puce bu bees. suñu sécurité
maanaam ñi nga xam ne ñooy section de recherche xarañ nañ xarañ téef boo xam ni foo mënti nekk ci Sénégal boo menacé beneen Sénégal dina la loqati génn la yóbbu la fa mbax ne moo doonee benn c'est parce que je pense que ni violence mënul régler dara mënul régler dara te et puis bu amee lenn loo xam ne ñoo ngi koy reprocher ñi nga xam ne ñooy militants Sonko yi ils sont violents dans les commentaires da ngay def benn vidéo benn en direct di wax di jéem a équilibrer les informations mais da ngay gis ñoom dañuy di saaga pourtant ñooñu sax Abdou Khadre mun nañ bañ a doon militant Sonko yi loolu mën na nekk mun na doon ay nit ñi nga xam ne ils sont juste bonne mauvaise foi moo leen yëkkati rek mën na nekk loolu mën na nekk parce que loolu bu ñu yaakaar ne dafay defaral Sonko li mu koy yàqal a gën a bëri li mu koy defaral effectivement parce que bu ñu ne diw bu ñu tuddee diw gis ku koy saaga ñii di saaga ñii ànd ak moom yëpp Sonko tamit bu sañoon ñi ànd ak moom doon ñi nga xam ne wax lu baax la ñuy def mais pas ay saaga nit ak menacer nit ñi de moom mais xam nga dafa am lu am solo da ngay xool seetaan boo nekkee commentaire ñun ñi nekk ci réseaux sociaux yi boo waxee ci Sonko lu baax dañ lay applaudir nga wax ci Sonko leneen ñu saaga la kon donc da ngay jàpp ni ñi nga xam ñoo doon applaudir fële ñooy saaga fii ak loo bañ dëgg da ngay xam ni kat am na rapprochement bu ci am néew ma nag ñoom la mais man naa am ñoom la leneen li nag moo di Adji Sarr protection policière boobu nga xam ne moom lañ doon wax mu di gannaaw bi nga xam ne ay awakaam dem nañ janoo ak ki nga xam ni moo di ministre de l'intérieur di Antoine Diome ñu ko daal seenu client day jot ay menaces de mort yenn yi xeet yooyu nga xam ni dañoo bëggoon daal mu am protection policière ba ñenn ñi daal duñ mën a jot ci moom mais comme Adji Sarr fu mu toll nii mën a jot ci moom war naa yomb comme dem nañ ba police di fa ne fi mu nekk yaakaar naa ni yéen journalistes yi bu ngeen ko bëggee xam-xam non xam nit ñi maanaam mënuñoo xam fa mu nekk ndax instant bi amul benn firnde bu leer la ni am na ñenn ñoo xam sax ñu ngi jàpp ne séquestration la dañ ko daal di sàcc daal di koy denc boo li nga wax sànq nee nga am na yenn ci suñu ay nattaango yu demoon ci maamam ak benn tontoom mais ñoom la ñu wax ni mooy na yoon def seen liggéey waaye ñoom tamit bëgg nañoo gis seen doom kon donc bu ñu demee ba ay mbokkam di xalaat naan war nañoo gis suñu doom c'est il y a problème il y a problème nga jël doomu jàmbur làq ko ay mbokkam kon leer nañu am na ñu nekk ci ginnaaw Adji Sarr qu'on le dise ou non qu'on le dise ou pas am na ñu nekk ci ginnaaw Adji Sarr ñoo xam ñoo ko soutenir li nga xam ne nag mooy gën a fortifier li ma wax nii moo di Sénégal 7 jot na de source sûre que ni de source sûre am na daal ñu ngi waajal benn interview en direct boo xam ñu ngi koy waajal benn chaîne privée la ak benn chaîne publique boo xam ñu ngi koy waaj ñaari chaîne de télévision la ñoo ngi waaj benn interview boo xam ni dinañ ko teg ci Adji Sarr la interview boobu nag du lenn waralu ko lu dul jéem a enfoncer Ousmane Sonko jéem a dëggal la thèse du viol bu nga xam ne Adji Sarr moo ko lii de la ñuy wax exclusivité moom gis ngeen loolu mais tey jii exclusivité tey jii benn dossier boo xam ni pendant devant la justice victime bi ñu koy may possibilité muy janoo ak télé yi di wax loolu c'est pas normal mais comme parti ba léegi ñu ngi wax ak télé yi parti bi itam bu leen neexee wax ak télé yi mais dafa am procédure d'enquête procédure d'enquête mais comme man daal bu bëggoon naa aussi bu dee li ngay wax noonu comme ñu ne kenn bu mu wax ci télé yi kenn bañ a wax mais kenn xasee mais bu nu dajalee benn lu mu tudd nu ma ko mën a waxee benn interview exclusive jox ko victime bi alors que dossier bi mi ngi ci yoon moom mu waroon dem jàkkaarloo ak yoon wax ni lii moo ma dal nii lañ ma def heure sangam lañ ma ko def nangam sangam lañ ko def moo gënoon yàlla que muy taxaw di ci télé yi di def ay ITV est-ce que nekkul ni dañ ko def ngir dëggal li Adji Sarr di wax pour gën a dugal Ousmane Sonko ngir du ban a présenté en 2024 loolu aussi c'est une question beneen bi mooy dossier bi ak ITV bi est-ce que du comme que nee nan ñu bëri Sénégalais jàpp na ni viol bi amul ñu bëri ci Sénégalais yi jàpp naa ne viol bi amul ndënk sërëx la bu nu tegal ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ngir mën a daanu ba représenté 2024 bu xam nga loolu Sénégal yëpp d'accord am na ñu gëm ni viol bi amul mais est-ce que ITV bi nii mu di interview bu ñu nar a def ci Adji Sarr est-ce que du beneen voie de contournement pour incriminer Ousmane Sonko
pour gën a dugal Ousmane Sonko. est-ce que du beneen voie de contournement pour gën a dugal Ousmane Sonko yaakaar naa ne nous sommes ravis yéen ñiy seetaan sax gis nañu seen commentaires yi on vous rappelle que vous êtes dans Blabla Buzz et c'est chaque samedi c'est sur Sénégal 7 on vous donne rendez-vous chaque samedi incha allah nii lay demee nii lay faral di demee sax léegi bu yenn événement yi amee waa rédaction dinañu yónnee Abdou Khadir mi mu ñëw fii toog waaw jaajëf yow tamit Abdou waa régie nee nañu kontaan nañu ci yow Abdou Khadir léegi dañuy ñëw tàggoo juste tàggoo bu dul tàggoo di joxante waat di daje dig daje samedi incha allah chaque heure comme ni ma koy waxee rek à chaque fois ñu dajee fii waxtaanee yi fi xew mais ndànk-ndànk rek fii moom dañuy dépassionné yëf yi ku ne waxee ko sans passion ñu waxee ko rek ku ne wax sa xalaat parce que Sénégal bu ñu demee ba dëkk boo xam ne nit ñi di ragal wax seen xalaat parce que dañ may saaga wala diw di ragal wax sa xalaat parce que fii laa far yaakaar naa ne yooyu si ñun ñëpp lay gàllankoor te yàlla nañ ci yàlla musal c'est ça le charme de la démocratie ku ne wax li mu xalaat te sañ ko waxee fu la neexee Abdou Khadre ñu ngi lay jaajëfal te di la gërëm. waaw te di la joxaat dig daje nga dugalaale sa anniversaire bi. waaw di leen jaajëfal mais dafa am lu ma bëggoon a yokk rek mu di ITV bi. bis bu fekkente ne am. bis bu ñu levé immunité parlementaire bu Ousmane Sonko. ITV bi dina daw. ayca dina daw waaw. waaw di ngeen dagg ko moom def ko exclusif di am mbégte. vraiment di janook yéen. ci émission bi di Blabla Buzz. Blabla Buzz waaw mu nekk émission bu am solo boo xam ne sénégalais ñu ngi koy suivre. di am mbégte di janoo ak Badiane. yaa Seyda docteur Dieng. waaw tey daal baa ñu woowee ko yaa Seyda docteur Dieng yaa Seyda la voilà ko léegi bu teg fii ay feram ak ay déet léegi bu teg ay feram ci non double Badiane la Badiane seex la si télé bi seex la waa di leen jaajëfal vraiment di am mbégte di janook yéen ci émission bi di Blabla Buzz mu nekk loo xam ne lu am solo la sénégalais ñu ngi koy seetaan ndax vidéo jàpp naa ni kenn du ko présenté sénégalais yi Badiane aussi la même chose avec ses analyses pertinentes vraiment di ñaan jàmm Sénégal di ñaan aussi feebar bi nga xam ne moo nekk ci réew mi ñu gën ci fagaru respecter les gestes barrières takk masque di sorayante mbokki bàjjan itam ñu wàññi xew yi tuuti ndax dina ci am solo. waaw ñu wàññi xew yi wax leen rek mu di beneen affaire bi di ñëw mu di vaccin yaa ngi ñëw. ñu ngi lancé incha allah la semaine prochaine incha allah dinañ lancé campagne de vaccination bi. mardi incha allah. nañu ko waajal képp koo xam ne am nga mag moo xam ne daal. mbas mi yaakaar nga ni bu duggee ci moom du ko attan yóbbu ko ñu vacciné ko ñeneen ñi nga xam leen li nga xam ne moo ci am aussi président de la république Macky Sall am na beneen annonce bu mu def mu ne ñi ngi xaarandi yeneen vaccin yoo xam ñi ngi waaj ñëw ci Sénégal ngir ñu fexe ba daal ba ñu protéger wu ci vaccin bi nga xam ni dalay aar ñu fexe ba mucc ci mbas mi daal suñu borom def mu jóge Sénégal jóge ci monde bi yëpp entier. Aïcha Badiane. waaw ñu ngi leen di jox dig daje incha allah ba samedi prochain nee naa leen nii lay demee saa su nekk. seen émission Blabla Buzz macha allah. ba bañ a di yoon daal. c'est juste un plaisir. On est ravis de vous retrouver chaque semaine comme ni ñu koy waxee Badiane mu ngi leen di jox dig daje ci yeneen ndaje yu gën a neex yi incha allah. du ma wax sax yu gën a neex parce que bu gën a neex bii moom yaakaaruma ne dina fi gaaw a am. waaw macha allah waaw ñu ngi gërëm tamit Abdou Khadre mais c'est juste je voulais juste vous lire la lettre Moustapha Diakhaté bi mu bind moom tamit ne pour jéggalu mu ne ô Allah accorde des prières et paix complète sur notre Seigneur Mohammed avec qui l'angoisse est soulagée et les besoins satisfaits. Y associe sa famille et ses compagnons. Je m'adresse à mes sœurs et frères en islam pour exprimer mes sincères et profonds regrets pour les propos que j'ai malencontreusement tenus au cours d'une émission sur un site internet de la place. moom moo waxoon loolu c'était juste benn devoir bi nga xamante ne moom lettre bi gën na bëri sax bu ngeen ko buggee gis ngeen dem ci page Facebook bu moom Moustapha Diakhaté donc on vous donne rendez-vous samedi bii di ñëw garder la pêche et cultiver la joie c'était Vito Gaye et sa team dans Blabla Buzz chaque samedi inchallah ciao. Senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store